Laay Mamadou Mactar Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye xalif général des Layènes yal na yàlla guddal fanam may ko wér-gu-yaram képp kuy nekk di xalifa généraux ci réewum Sénégal ci bitim réew ak képp ku yàlla sàkk ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ñi ngi ci campagne électorale ci beneen facette bi nga xamante ni dañ dugg ñëw ba fi nga xamante ni moom mooy Télé Ndiaga Mbaye fekk fa benn doomu Cambérène bi ñuy wax Seydina Issa Niang Issa Laye Niang lañ koy woowee mbokk yi ci émission Cambérène électorale ci Cambérène 24 force de l'actualité Issa Laye Niang salaamaaleykum maa ngi lay nuyu. waaleykum salaam Elmat maa ngi lay fay di kontaan ci invitation bi nga ma invité di la sant aussi di la gërëm di rafetlu sa liggéey yal na buur yàlla dolli la jàppale. allahumma amiin yaa rabbi mbokk yi kooku mooy Issa Laye Niang mais maa ngi may Cambérène électorale imam Bassirou Bengue yaa ngi Espagne di ko may Chérif Ibou Seni Thiaw Laye di ko may ki nga xamante ni moom mooy Chérif Idrissa Thiaw Laye jël leen yéen moom Cambérène électorale bi nga xamante ni dal nañ Issa Laye Niang di nekk seen turu ndóoru seen maam Issa Laye Niang mooy kan. bon Issa Laye Niang mos naa la ko une fois c'est un citoyen cambérénois noonu la jàppe sa bopp citoyen de Cambérène doomu dëkk bi juddoo mu fi fii laa yaroo fii laa màggee jànge fi école football fi nawetaan fréquenté match yi sama copain yëpp ñu ngi noonu kooku mooy Issa Laye. kooku mooy Issa Laye. tuuti si sa tuuti bu ñu gën a yaatalee ma ndax mos nga dal jàng. si jàng naa école. ba 4e. jàng naa école ba 4e. nga bàyyi. ma viré vacances ñëw ma am chance dem vacances. yu vacances ñëw may traîner un tout petit peu. El Hadji Mandione Ndiaye. moo koy saluer au passage. dëgg la. fekk ma toog Issa Ka ñu ànd liggéey man ak moom. dem jàngi métier. nga dem jàngi métier. dem jàngi métier ak moom mu jàngal ma camion ba ma jógee fa entre temps doon jàng aussi def un tout petit peu électricité bâtiment ak quelques business. mu fa jógee après dem liggéey ci entreprise. benn entreprise bi ñu tuddee société sénégalaise de bâtiment j'ai fait un peu tout le Sénégal. 14 régions Sénégal yëpp def naa ko après ak sama père mi nekk foofu finalement foo mënti dem ak sama patron Thierno Ndir ñu bëri xam nañ ko fii Cambérène bi dëkk Yoff. dëgg la. on a travaillé ensemble presque pendant de 90 d'abord j'ai travaillé un ami Birama. doon dem Allemagne di ñëw ma fa jóge après nag dem liggéey Thierno Ndir pendant presque de 98 jusqu'à 2010. dëgg la mbokk yi kooku mooy Issa Laye Niang ba tey ñu ngi ci présentation biographie bi mais Issa Laye Niang ci côté diine ji religion bi ci ban côté lañ la mën a ban côté nga duggee ci buntu Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam. kër Seydina Limamou à travers mon père sama papa. dëgg la. nekkoon taalibe nekkoon muqaddam. muqaddam Layène dëkkoon ñaari tali sama papa Baye Seydi Thiaw moo ko muqaddamal. ndeysaan. woo ko ba mu ñëw yónnee chauffeur am mu jël si ko ñaari tali. ne ko sama maam Boubacar sama maam tur Boubacar ñu ngi ko suul fii. ne ko sama maam moo ma ne naan la muqaddamal bis ni ki tey. dëgg la. sama maam moo ma ne Seydina Limamou naan la muqaddamal bis ni ki tey. dëgg la. moom muqaddamal ko mu nekk ñaari tali di fa joxe wérdi di fa jàngal diine ak Seydina Limamou. di fa jàngal diine Grand Dakar ak ñaari tali. ñëpp xamoon nañ ko foofu. ñëpp xamoon nañ ko foofu. c'est bien ça. mbokk yi kooku mooy Seydina Issa Laye Niang moo doon dugg ci présentation bi nag dañuy dem ci li nga xamante mooy ndey mi léegi mu ngi dëkk quartier Télé Ndiaga Mbaye këram gi foofu la pompe bi nekk foofu la ndey mi léegi loolu moo waral tey moo ñëw expliquer situation bi lan mooy problème Télé Ndiaga Mbaye. Télé Ndiaga Mbaye problème bi en fait problème d'assistance la problème d'assistance la fa nekk dafa dépassé maire bu Cambérène la fa nekk maire bi moo ko war a jóg dox ko wax ko jëbal ko état mu def ci les moyens nécessaires parce que la fa nekk dafa yàgg. dafa yàgg ci ban année la commencé. mun na ne apparemment depuis les années 2004. 2004. juste après bi ñu defaree goudronné tali bi la problème yi commencé am. je me rappelle bien gars yi ñoon di goudronné tali bi fekk na boobu sama yaay jënd na fa kër ba am fa kër depuis 92. sama yaay mu jënd foofu kër mu ne fa. man nag sama nijaay moo yar Adama Thiom maa ngi yaroo fii Cambérène sama nijaay Adama Thiom mais sama yaay après la ñëw ñibbi si Cambérène. dëgg la ci ay bokkam. alors bi gars yi defaree tali ba pare gars yi di ko essayé
bi ñu ko essayé pare ingénieur bi ñu sotti ndox bi dem daw rogalaat ñëw ba ci buntu kër gi taaf gaan bi ñëw ba ci kër gi fekk fa mère bi ne ko ah sama yaay fii si kër la mu ne ko waaw mu ne ko dee na ngeen sóoraale yàgg fii dina ma si metti de inondation dina mës am nañ ko sóoraale bu baax. quelque temps après xam nga inondation yi commencé di ñëw ay 2004 2005 des trucs comme ça là. mais moment booy daan dugg ci kër gi rek ñu génneewaat ko bu duggee quelques kër taa foofu kër yi gënoon a jege taa gars yi nga ci génn continuer dëkkaat ba ci maire Aliou Gomis bi mu amee oto boobu je me rappelle bien oto bi nekk comme actuellement nii. citerne bi. dëgg la bu daan taa principalement foofu doon gën a garaaw foofu la gars yi daan ñëw di ŋàcc. di ŋàcc koñ bi temps boobu Sénat Diop mi nekkoon directeur de cabinet am. daan jàpp ci liggéey bi daan ñëw sax di jël raakool di xëcc tout ça là quoi. dëgg la loolu gars ñi dund nañ ko fa. xam nga affaire bi yokk di gën a métti nag ba faf nag ONAS di fa envoyé ay camions pour ñëw di curer foofu ay 30 camions au départ finalement plus de ay cent ñi koy compté xam nga 30 camions di fa génne finalement gars yi dama mutuñ ko compté si la nag xam naa nag projet taxaw nag pour que ñu defar foofu xam nga benn bassin. créé fi benn bâche d'eau ba nga xam ne après dañ ci installé ay pompes nga xam ne. bu ñu ko bés bu taayee lépp ñëw dajaloo ci biir bassin bi bu ci duggee léegi pompe yi bu ñu ko activé pompe yi jël dem tuuri ko géej. mais jamono dox di dox ba mbedd yëpp léegi dafa wow koŋ ndax tey au début suuf amoon na ci mbedd yi daan na nat mais jamono dox na ba léegi lépp grava la léegi lépp dara dootu ko téye ensuite foofu nekk cuvette bu grave. léegi eau de ruissellement yi nga xam ne yëpp dafa nekk ci mbedd yi nga xam ne ñoom ñoo seq Tali Ndiaga Mbaye ñëw lépp di fa tuuru. alors nag chaque année affaire yi gën a yokku. d'accord mais déglu sa waxtaan dafa mel ni ci 2004 bi maanaam tëli bi dañ ko dal di doon tëli mais ginnaaw bu ñu ko defee tëli la affaire bi commencé ñëw. tout à fait. d'accord avant rag-rag la woon quoi. rag la woon mais mi nekk rag-rag amatoon ndox. non daawul jël ndox. parce que rang-bang bi daan ndox mi temps boobu Cambérène gars yi da daan dem di tabax di tuuri. d'accord grava daaw ko gis. mais jamono dox ba léegi grava yi léegi fees dell ci mbedd yi. léegi mbedd yi naanatuñu léegi nag lépp di déversé wu jëm nag. si route principale bi. dëgg la démb doxante nañ fi nga xamante ni mooy Cambérène sama diwaan di Libaas Diop Kane di LDK moom ñi dem topp ci maanaam boo demee ci unité 9 foofu lay ndox mi di ñëw jógee noonu topp benn circuit yi jaar kër ñoom Seydi Kane di wàcc di wër dugg ci ruq yi ba yegg si fi nga xamante ni mooy Tali Ndiaga Mbaye mu mel ni benn genre marigot. foogoo ne problème bi foofu la est-ce que loolu lijjanti ngi ndox mi fi muy jógee ci Sénégal di dugg ci Cambérène. bon écoutez loolu ci la bokk d'abord. ci la bokk naa wax ne moo bul sur 100%. foofu dafa jël 85%. 85%. et pourquoi. waaw. dañu am tendance di wax unité 9 la chaque fois foo dem réunion ni unité 9 ma leen du unité 9 loolu ci Cambérène la bokk. ci Cambérène la bokk. unité 9. doomu Cambérène yi fa juddoo yaroo fa màggee fa sax. dañuy fàtte am tendance seen loolu dañu ko tuddee unité 9 mais loolu ci Cambérène la bokk. loolu ci Cambérène la bokk. waaw d'accord. ONAS la seen installation ñëw ba dugg foofu kër yi ko wër foofu yépp naa rappelé benn am na affaire Moussa am yàgg na sunu koñ bi ñu affaire bi daan sonal dans les temps gars yi defoon na délégation pour dem fatt ko mais waa koñ bi ñoo jóg nañ du ngeen ko fatt. parce que bu ngeen ko fattee affaire dafay refouler suñu biir kër. dëgg la jógoon nañ pour dem fatt ko. boobu y'avait un gars bu dëkkoon koñ ba la tiir gars yi wut ay xeeru muloon dañ ko ubbi fatt ko parce que boobu sonal nañu. noor nawet bu problème amee tuuti rek affaire bi day refouler wu topp benn circuit déparé foofu ci kaw ci Cambérène la bokk. xam nga romb d'abord day njëkk a romb kër ñoom Grand Ndiaga Seydi Mbaye bu fa rombee rogalaat romb ñëw ba kër ndem si yàlla na ko yàlla yërëm Seydi Kane. amiin jàdd xam nga. bu jàddee foofu xam nga Ndiolaye Kane mi dëkk ci ginnaaw. dëgg la romb noonu ñëw traversé romb kër Ousseynou Mbaye. avant xoolal daaw ko seetlu parce que suuf si da ko naan mais dem nañu foofu yëpp dafa kongo léegi suuf si naanatu ko muy continuer léegi day continuer ñëw ba. romb kër waalo yi foofu romb benn daara romb kër Ndiaga Mbaye rek xam nga fu mu teere ji ci goudron bi léegi nag déversé wu ñëw. d'accord
mbokk yi kooku mooy Issa Laye Niang bi nekk ci Tali Ndiaga Mbaye problème bu sensible te bu yàgg la depuis 2004 ba léegi léegi 2004 gis nañ ne Papa Aliou Gomis nekk na fi maire bu mu weesoo 2009 Mame Amadou Samba dikk ba tey ji nekk ci 2e mandat ñu war dem ci élection locale yi yan matukaay la ci autorité administrative bu commune de Cambérène jël ci problème bu Tali Ndiaga Mbaye. Comité administration Cambérène je sais pas. Bon de toute façon projet am na fa. xam naa ne commune Cambérène la nga ko defal. def nañ fa benn bassin au début doon ngàcc di tuur mais léegi ñu installé fa léegi benn genre pompage. booba ak léegi yàggul ba mu koy def day toll peut-être ci minimum 5 ans su ma juumalee 5 à 6 ans peut-être maximum. mais avant loolu amu fa woon. mais Elmat avant loolu ku ci nekk képp ku yeewoo ci quartier gi am nga fa bëccëg wala guddi ba nga xam ne xamul foo koy nettali ay famille toxoon nañ fa entière xam nga man là où je loge toute ma famille logée là-bas avant waa kër gi fa lañ dëkkoon mais bi mu demee ba affaire bi dem ba mënatul sama grande sœur bi sama benn petite sœur tabax kër ñu tabaxee kër gi ba mu àgg si la waa kër gi déménagé dem foofu. ñu demee foofu man si laa jógee sama kër oncle bi ma dëkkoon. dem juste pour toog ci kër ga le temps que ñu gérer ko parce que bu ñu ko bàyyi noonu. dëgg la dëkk naa foofu man rek pendant presque ay 5 ans 6 ans man rek man ak sama femme rek ci kër gi sinon y avait un cousin Boubacar bu ma dëkkaloon foofu. mais ñuy débrouillé wu yenn saa yi di fàtte fii mur daanu fële ñu def nii yenn saa yi ndox dugg ci ñu ŋàcc ko ay année. dëgg la ñu loolu et tant d'autres ans ñu nekk foofu à côté. tant d'autres kër. avant centrale bi rek la woon mais léegi nag jamono dox na ba léegi non seulement sax léegi centrale bi am léegi weesu na ko léegi muy dugg ci yeneen mbedd yi yeneen ruq yi. bu jugoon Cambérène ñu bëri xamuñu inondation am nañu problème ndox daan na dugg rapidement ñu kii ko mu dem mais année yii yëpp ñu mujjee dugg moom. ñu doon jël ba doyal ñeneen ñi doog a jël. te ndox mi dafa bëri di jóge fu nekk. dafa bëri voilà léegi ci loolu gis nañ ne am na pompe bu fi nekk. pompe bi nu demee. pompe bi on a su dafa installé benn pompe de mën naa taw c'était 150 000 cubes heure mu seen dafa installé bi ñu installé di ci débrouillé muy dem xam nga beneen année bi ñëwaat boobu installé gu ñu woon bâche bi à ce temps là boobu bâche bi nga am ko foofu dañ ko jëloon tegoon noonu rek installé ko pour benn groupe bu koy alimenté muy ñëw yaa ngi dégg bu ñu jëlee installé nga foofu parce que sapeurs-pompiers dañ ñëw en pointe di leen jàppale loolu leen di tuur bu nawet bi jeex ñu jëlaat seen pompe dem mais bi projet bi nag génne définitivement si la gars yi nag léegi gas bâche de haut de 4 mètres de profondeur installé fa affaire. tey waru woon nekk boobu ñaar la waroon nekk. projet bi ñaar la waroon nekk benn wala fa am benn foofu am beneen ci kaw. léegi beneen niveau juste kër Ndiaga. kër Ndiaga Mbaye foofu d'accord. mais suñu sàggante ñun ak ñàkk leen surveiller moom moo waral. projet yi def fa benn bi ba ci des ñu bàyyi ko xam naa yóbbu ko faneen. mais pompe bi laa bëgg nga leeral maanaam nan ngeen def ba am pompe bi yéen Tali Ndiaga Mbaye ban matukaay yéen ki jëf ñoo taxaw ñu am pompe bi ndax da ngeen jékki-jékki rek pompe bi egg si. man noonu la ko mën a tuddee xam nga Elmat xam fu ñu jaar ba mu ñëw foofu. d'accord projet bi ba mu agsi foofu man xëy naa rek gis comme dama dëkk foofu en face gars yi nekk ci projet di gas di liggéey lii lan la. dañ fa installé un bâche d'eau. ah bon ah c'est bien ça. waaye lii de bu ñu koy installé di ngeen am jàmm dootuñu am problème. kese. oui ba mu liggéey wàcc ñoo gis gars yi di liggéey bon d'abord ñoo nañu grand dañu ko dëgg fii yow dañu bëggoon magasin man leen chez moi c'est livré à personne. am na benn boutique bu fi nekk kenn utilisé ko ndax taw bi moo ñu sonal. dëgg la comme da nga ñëw pour liggéey. mën ngeen fi def seen bagage. dëgg la. gars yi ñëw di liggéey mais tout ce temps là gars yi liggéey mais mosuma gis benn autorité Cambérène bu ñoo taxaw xool mosuma ko gisam. maanaam mosuma mën nañu amoon insu. man du wax lu ma xamul quoi mën nañu amoon insu ni ñëw xool dem seen yoon. mais bi liggéey bi avancé dem ay tardement yenn saa yi mu tardé xam nga man gars yi mais qu'est-ce qui ne va pas non ay problème de sous xam nga nitu chantier la parce que lu mu dee def naa 20 ans di wër ay chantier fu nekk ci Sénégal. loolu xam naa ne loolu day faral di am. dëgg la alors qu'est-ce qui ne va pas non problème de sous la y a ça ne marche pas ah. d'accord mais yenn saa yi mu avancé yenn saa yi mu bloqué. dama dégg si sa wax bi nga ne depuis bi ñuy defar installé foofu ci tuyau bi gisoo fa benn autorité bu ñu assisté liggéey bi man ndax yéen diñ ci gis Aliou Ndoye ak yow.
nan ngeen di ban rapport nga am pompe bi. bon rapport bi ñu am pompe bi xam nga dafa am une fois benn inondation bu métti am fa inondation boobu safoon na sàpp waa ONAS ñoo doon jël seen agent pour ñëw di monter foofu di surveiller affaire bi. ngay def ko pendant 2 ans. année bu mujj bi nag bi inondation bi yoon bi doon taal pompe di évacuer daa am problème parce que da doon tàllal raakool bi rek di ko tuuri terrain jamono temps boobu amagul woon installation bi amagul installation de. c'était juste que y avait une pompe gars yi indi benn tuyau bu dem ba ci biti ñu évacuer ndox mi ba problème amee. dafa war a am nag ay agent wu ONAS fanaan en permanence. mais benn jour bon gaan bi ñëwul il n'est pas venu mu taw kenn taal pompe bi. kenn taal pompe bi mu sawaay mu taw bu métti mu dugg ci biir kër yi def ay affaire yu métti. alors bi ñu xëy ana gaan bi nga taal ñu ne gisuñu ko bon ba waa ji gondu see gars yi nga ci seen kër dugaat ma ñëw aborder gaan bi mais qu'est-ce qui se passe yow kenn gisu la fi mu ne non waaye dama amul woon passe quoi man ki mais sa ñàkk passe bi rey nañu yow sa ñàkk passe bu tey li yëpp dugg na rey nga nit ñi. waa ji liggéey ba àll saison boobu jàll. bi gars yi nag commencé installer matériel yi nag ba gars yi envoyé seen agent première année affaire bi dox gars yi ñëw gérer boobu y avait moins de dégâts beneen année bi encore mu amaat lakkin yooyu ñëwaat di taxawaat alors là nag ma ne tiens lii y a problème. au début du chantier bi ñu nekk chantier daan liggéey bon daan naa dem yenn saa gis lu normalul ma dem fëgg monsieur le maire ne ko monsieur le maire xam nga chantier bi la xew fee ci quartier bi mu ne ma si maa ngi koy gis. xam nga mais li ñu fay liggéey mu ne non dal xam nga kooku c'est autre chose quoi mosoon naa ci wax xam naa débat du ma ci bëgg duggaat. voilà du ma ci duggaat parce que kooku moom xam na man xam naa. moom xam na nga xam. voilà c'est ça du ma ci duggaat et puis y avait des témoins. échangé nañu ci ay mots mais ñàkk assistance ak ñàkk di seet bu fekkee gars yi foofu joué na ci lu bari xam nga. mais ñu doxalee quelque temps ma gis gars yi seen liggéey ma xeeb ko trop. ma dem fekk Seyna laay sang bi ma demee seeti Seyna ne ko dem la soxla lu jiitu loolu sax d'abord gars yi doon ñëw koñ ba boobu campagne a taxawoon muy gars yi ñëw koñ ba di campagne suñu papa ji Ndiaga Mbaye mi ñu tuddee tali bi xam naa ñu bari ngi réer dañu dégg tali Ndiaga Mbaye mais suñu papa jooju Ndiaga Mbaye sama papa copain la Pambay xam nga dafa mës a am tour nag moom macha allah nekk chef de quartier bi. chauffeur clando yi ñëw tuddee tali Ndiaga Mbaye mi ngi départ depuis marché Gueule Tapée. d'accord du waa Cambérène de chauffeur clando yi. chauffeur clando yi marché Gueule Tapée. Ndiaga Mbaye foofu la affaire bi départ. mais du waa Cambérène. d'accord léegi nga gis Seyna laay ci pompe bi. ñu demee gis si Seyna. gis li kii bi gars yi ñuy def campagne ñëw foofu. oui Ndiaga woo ma ne ma jërë paro nga wax si turu quartier bi. ma wax leen li fa xew yëpp. boobu gars ñaa ngi campagne ci Seyna ngi ñëwoon cette campagne yi nii wii nii non bi la woon. Seyna ñoom Baye Fall autorité yu bari Ndiaga ne mi Issa jógal nga wax ma listé suñu problème quartier bi man leen am nañ problème d'abord nawet bi passé 30 sinistrés am na ci quartier bi. nga wax leen loolu ci campagne bi. kenn dimbaliwu leen. ndeysaan yooyu 30 sinistrés. est-ce que yaa ngi rappelé ci ban année la woon. bon mooy campagne yooyu nii wii nii non bi defe naa. waaw d'accord oui wala non bi quoi bi ñuy defar référendum bi la defe naa. waaw d'accord ok. alors oui wala non ñu ñëw foofu gars yi def loolu. mooy 2016 campagne bi bi c'est en 2016 je pense. oui c'est ça bu fekkee référendum bi Macky Sall c'est en 2016. alors c'était ça. oui. référendum boobu noonu quoi. bi ñu ñëwee ma listé suñu problème quartier ma wax fa nag léegi problème bi ñuy dund foofu. ba ñu njëkk a soulever problème Cambérène. si loolu. parce que maa ngi dund maa dëkkoon foofu di ko dund. xam nga yàlla dimbali ma ci bi gars yi campagne je voulais pas aller là-bas parce que man politicien jotee ma ñoom dara. mais dafa dul sama vocation. oui ce n'est pas ma vocation parce que man dama am sama liberté wax. sama liberté de critique. quand c'est bon je dis c'est bon quand c'est pas bon je dis ce n'est pas bon. qui que tu sois bëgguma blessé kenn nag. dinaa ko wax de telle manière ba nga xam ne. bu fekkee diplomatiquement di nga mën a aji si li ma la waxee. di nga mën a comprendre. di nga mën comprendre. oui. waaye nag boo ma attaqué aussi ma wuy la si terrain. nga dal di wuti. voilà c'est ça léegi lan ngay wax ci discours boobu ci campagne bi. bon ma listé leen suñu problème. ci quartier ne leen nag sonn nañu. boobu chef de quartier bi actuellement nga fa woon ak kële mais danoo tiit bi waxee par ñeneen mosu yoon xam ne ñaa ngi dund loolu xam nga lu tax parce que dafa nekkoon benn cuvette bu restreint. ñi ko seexoon di am ay problème ñeneen duñ ko xam. ñeneen duñ ko xam même kër yi nekkoon ci ginnaaw tey mbéykat xam nga démb am na problème. mais mosuloon àgg ci këram jamono jooju.
tey am na ay zone ay yu dugg ci ruq yooyu dem ba kër Alioune Ndoye sax ndeysaan daf ci son rek mais kër bokku ci. remonté kër Amadou Sy à côté yooyu kër ñoom Moussa Sy tey am ñu problème yooyu nga remonté na li kër Pape Diouf ay tout ça là ba kër ñoom Baye Fall ci ginnaaw ñoom it tey li garaaw mooy jamono ji yu mujj yi ñu di lay daaneel. d'accord bi ñuy campagne ma lissé leen loolu bi ma waxee loolu Sénat ne ma après nag ma seeti. Sénat ba yéexee dem. il m'a appelé. mu ne ci wal ma Issa lay nekk dama ko soxla. mu wóolu la. ma dem foofu ma ne Issa déglu naa bu baax a baax li ñu ci wax campagne bi. ndeysaan. man ko sëriñ bi dossier wu sax na ne ko gars yi seen projet boobu mi ngi sama kër parce que gars yi dañu ko fa fàtte. dossier baa nga fa plan bi lépp a ngi mu ne ma ah bon ma ne ko waaw foofu laa ko def sëriñ bi nous on a des problèmes. ci Tali Ndiaga Mbaye. waaw oui. waa agent ONAS yi fay yabal ñi fay ñëw dañuy sàggal ma dañuy am problème parce que duñ fa xëy si duñ liggéey si normal mu ne ma ah bon ma ne ko waaw duñ liggéey si normal boobu aju boo ngi waaj a ñëw ak loolu. maa ne ko duñu liggéey si normal on a des problèmes ndax ñoom loolu benn la ñaareel ba heure bu leen leex la ni ñëw heure maanaam lépp ci bañ ñàkk liggéey. def ko compte rendu daal voilà c'est ça. ma ne ko ba pare projet bi aboutir comme il faut. am na lu des. installation bi am na lu des. xam nga daaw lañ koy doog mottali indi fi coffre bi indi lépp mais dañ koy defoon wut benn disjoncteur bu ñu ñëwee taal affaire bi dem ñu dem seen yoon. mu ne ma Issa li ma bëgg dama mu ne dama war a dajeeg ministre bi dama bëgg wax mu leer. moom Seyna Laye. ma ne ko xam nga sëñ bi qu'est-ce que je vais faire naa dem kon mu ne ma na nga fi dellu si suba ma dem indi dossier bi ñoo tegal ko. ndeysaan. parce que nee na ma dama war dellu si ministre bëgguma di wax sama wax jógee salfaañ di bëgg lu leer li may wax. est-ce que wóor na la ma ne ko ma dem indi ko dossier bi tegal ko. ndeysaan. nga defal loolu Seyna Laye. ma ne ko d'abord. on m'a soufflé que ne amoon nañ fi benn groupe ñoo ko moomoon. ma ne ko bëggum loolu waa ji dafa wax ci suuf. ñoo ko moom mais benn ministre moo am problème jël yóbbu ko këram. mu ne ma ah bon ma ne ko waaw. dëgg la. ma ne ko ñaareel ba seen agent yi dañ ñu tardel. ils viennent juste pour faire le bureau après dem seen yoon. quand on a des problèmes seen yoon nekku ci ma ne ko man maay gën des fois di leen aider des fois ma fat leen seen kër boobu ñu doon def suñu liggéey ñun bénévolement on le faisait ah. ndeysaan. et puis xoolal bu joxee dem liggéey nekk ci leneen. mu jeex tàkk. on le faisait bénévolement man ànd ak beaucoup de gauche yi dëkk ci koñ bi. macha allah daan dem di dimbali nit ñi quoi. Seyna Laye jël document bi. Seyna Laye ñoo jël document bi il avait juste bëgg rek naa ko woon preuve mu xool ci teg ci bëtam. dëgg la yóbbu ko fenn. ndeysaan. kese après la suite. mu dem réunion gisee ministre bi wax ko lépp. mais que d'abord da loolu àgg ngaa ñëw àggale ko la ca des nag dafay doomu liggéey dëkk bi di liggéey. mbokk yi loolu leer na. ñu doon loolu leer na ci Cambérène 24 force de l'actualité ki nga xamante ni mooy fils aîné du xalifa général des Layènes di Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye di Seydina Issa Laye moo lijjanti problème mu Tali Ndiaga Mbaye ci ni ko Issa Laye ñaa waxee ci Tali Ndiaga Mbaye loolu bu muy amee pompe bi daal di ñëw. pompe ñu installé ko. oui y avait la pompe mais da bu nawet bi daan jeex dañ ko daan yóbbu man ko xam nga lu ma ko wax man ko sëriñ bi yaa ngi imaginer gars yi tey ñu ne def nañ 1 milliard ci Tali Ndiaga Mbaye 1 milliard ba nga xam ne bu neexee gars yi yóbbu groupe bi kenn dootu koy gis bu neexee gars yi jël pompe yóbbu kenn du gis mais c'est pas normal te xam lu ma ci tegal man Issa man Seyna Laye maam Seydi sama man waruma toog fii di nekk sama étage dara duma jot yéen ngeen di am ay problème c'est pas normal loolu ma carrément waruma toog fii man am jàmm sama kër du inondé yéen ngeen di am problème. ndeysaan kooku c'est pas normal dinaa ci taxaw. mais xam nga le problème principal mooy ñun li ñuy recevoir ci ndox moo bari. dafa bari. reportage bi nga def dem wane na ko gis nga fi ngeen jaar. ndox yëpp ay converger ñëw vers la cuvette. qui se trouve être Tali Ndiaga Mbaye. ndeysaan depuis boobu ba léegi est-ce que demaat nga ci Seyna Laye. si mais attends Seyna Laye du ma romb jamais. ndeysaan. Seyna Laye ma taxaw fa sama buntu kër. da def frais ma ne jàmm sant ak man. na ma Issa góorgóorlu. ndeysaan. ku nekk na def comme ni ngay def. ndeysaan. Seyna soxlatul ba pour ma ñëw si moom non du ma romb foofu jamais de la vie. bu ko Mikael ne Issa ngi ne la mu frais de samay tànk naka yëfi ba affaire sotti na ma ne fu ngeen toll sotti na ma ne ko baax na lu ci nangam woo ma daxal. li mu gisee mooy juste bi ma dem di ko annoncé sama décès yaay. ndeysaan. mais du dul loolu Seyna su ma ko tout de suite téléphone léegi mu amee numéro téléphone sax numéro téléphone woo ko mu wuyu ma. ndeysaan moo nekk man la Issa Laye mu ñu jàmm sante ma wax li ma bëgg. mbokk yi téye ko foofu
tey ñi ngi jëm ci élection locale 2022 Cambérène bëri na coow maanaam maire bi fi nekk di Mame Amadou Samba am ay conseils municipaux ñi ne dëkk bi la ñuy représenté man ndax li nga bëgg a wax yëpp maire Cambérène amul ci dara lu mu def loolu laa bëgg mu nga leeral. maire Cambérène bu fekkee am na ñu ci def bonne diffusion je l'ai pas vu en tant que. non gisuma ko. gisoo ko. non. ah même quand il y avait des problèmes agents yi daan ñëw foofu ñun ñoo la wutaloon fu ñu daan fatwa ñoo aboon fu ñu leen fat diffusion laa xam li ma gis laay wax de. oui. loolu leer na. parce que la jiitu daan naa dem ci moom daan ko wax problème mu foofu. te la jëntu ko toon. mais nga bu ko neexee mën naa ñëw ci ginnaaw def li muy def demaat yoonam je sais pas mais je suis pas au courant te képp ku fi ma si ñëw liggéey ba dem dugg nga ma sama kër sangoo nga fa añee nga fa dem nga sa yoon. loolu leer na. su ma du ma sax wax man yooyu du sax sama débat. yow yaa ma mais seen maire bi gisuma ko xanaa amuleen maire man si am nañu maire gisuloo ko dafa jaar loolaa lay wax. dafa jaar jaar nañ fa la jaar ñu fa. je sais pas. nga gisaat ñi nga xamante ni dañ fi nekk pour dëkk bi maanaam am na lu ñuy wax comité d'initiative pour la défense de l'environnement de Cambérène Cambérène lañ fi nekkal am na ñeneen ñu fi nekk beneen comité ñuy tuddee ko collectif des personnes ressources de Cambérène am na ay mouvement bëri nañ léegi dema ñoom li tël njëkk a mbay ndox mu fa dajee mën a yàq lu bëri bëri mën a dem sax te ñaanuñ ko yàlla banan à part maire yi ak ses conseils municipaux kan moo def action foofu ci Tali Ndiaga Mbaye daaw oui. parce que yàgg na am ay problème mais problème mu daaw bi dafa gën a siiw yàgg na am ay problème man personnellement dund naa fay année man nit daan nañuy wax way nangam sama kër ndox dugg na fekk man boobu génn naa sama kër samay bagage yàqu na. dëgg la mais damay am grandeur ba nga xam ne doo ko mos a xam ci yoon parce que mën naa romb dox samay soxla doo xam ne maa ngi dund loolu. dëgg la. am na benn année bi Cambérène yëpp inondé fu mu romb naan ñun suñu waa kër nanga naa man leen boobu fekk na man pendant 2 mois man maa ngi sinistré fanaane moo ci kër gi. ndeysaan su ma jógee dem fanaan fële ci kër gi yéeg ci terrasse bi nelaw su ma yow dem def samay activité boobu xamuñu ne man boobu sinistré na mais bii daaw bi fa xewee ba mu siiw Cambérène ñëpp xam. te avant loolu xoolal Lamine Samba bi nekk ci TFM. oui bàjjenam dëkkoon na ci kër gi foofu ci ginnaaw. dafa amoon foofu kër da ko bi muy décédé da ko jaay dem mais ci biir këram la ko inondation fekk jaar ci ginnaaw daaneel mur bi foofu maire bi su bi ñu koy génnee ci toiture la ko jaarale. maire bi elle mën naa wax elle pesait plus de 160 kilos. 160 kilos. mais magum jëmm sonn loolu maire bi est-ce que amul ay 95 100 ans. ndeysaan. noonu lañ ko mujj génne billaahi léegi ci kaw lañ ko jaarale génne ko. daaw maire bi fa la jëlee fa la feebaree ba ndeysaan yóbbu ko parcelle xaw ma géej fa la décédé. ndeysaan. ay njabootam doon mujjee jaay kër gi dem. léegi daaw inondation am na sinistre yi. métti. ndimbal bi nu mu demee woon. est-ce que xam nga am na ba tey ñoo xam ne dugguñu seen kër. ba léegi. non. nuñ def. sama kër ndijaay fële ñoom ngaa lay coom. waaw am na sali. waaw mi dëgg foofu ci ginnaaw. waaw. mur ba mu daanoo ba tey dugg région du këram. ndeysaan parce que tabaxuñ ko kër gi amatul. ñu ko dimbale amul doole bu ñu ko defaree. mur bi daanu foofu mu dem. maanaam kër gi dafay daanu inondé kër gi waa ji dootu amati moyen. justement te du am soutien bi ko jàppale. waaye mais sinistre métti na. mais ñun dégg nañ fi ay ndimbal. ndeysaan. président taxaw na Kër Massar xam nga fii la ñuy njëkk a dee. plan Orsec si li siiw. oui plan Orsec génne ay ndimbal dinañ génne nanga milliards. mais Cambérène jàppale wuñ ko. ñun je sais pas ñun ndax dugg na si ñu dugg ñu mais on l'a pas vu. ndeysaan. mais am na lu ñu gis quand même. am na créé benn comité. inondation bi ñu ko créé maa ngi ci woon. waaw daan dem réunion tous les jours mu amee jot. fii la gars yi waxtaan. Idrissa Ndeysaan moo ko. initié woon Idrissa initié. woo ñëpp toutes les forces vives. waa SYDEC ñëpp kay ñëw. est-ce que élargi ndimbal boobu amoon na. si mais Cambérène waa yëpp la ñu contacté ku nekk kaay leen jàppale seen mbokk yi am nañ problème. ku ci nekk def sa dërëm. ku nekk fu ne affaire yi ñëw. gars yi dem xool. def benn division ku nekk ñu am lu la compal. est-ce que daaw amoon autorité administrative bi ci gouvernement bi mel ni ay ministre ñëwoon nañ fa taxawul est-ce que loolu amoon na. bon damay remonter plus loin le ministre Joseph Ndong est-ce que Ndong ci sant Ndong la. Pape Gorgui Ndong. Pape Gorgui Ndong. waaw ñëw na fekk ma foofu. boobu yàgg na y avait Pape Gorgui Ndong. wala Samba Ndiobène Kane. le gouverneur de Dakar. le préfet. des Parcelles Assainies. ak commissaire parcelle ak kii gaañ boobu depuis loolu la ma xam photo yi mi ngi man sama tey quoi. oui ñëw nañ fa. boobu installé nañ affaire mais démarré gul woon ba fi ñuy def visite.
Sidi ñëw ba foofu monsieur le maire Amadou Samba recevoir ñu keroog waxtaan ak ñoom bi ma ñëwee waa quartier ne ma Issa jël parole nga wax yaa fi dëkk nga wax li xew. nga wax lu xew. j'ai relaté ne la c'est très bien installation yaa ngi fii. mais léegi fi muy dugg ci Issa Laye Niang dafa mu bëgg ñu di ko leeral lan la LONASE mos a tënk te deful ko ci Tëli Ndiaga Mbaye. ONAS gars yi daaw ci waxtaan yi ñu doon rencontré école temps boobu yaa ngi am sa kii bi foofu. waaw ci guddi yooyu ñu doon waxtaan technicien wu Cambérène personne de ressources yi bonne volonté waa SIDEC jiite affaire bi xam nga contacter déjà agent wu ONAS yi ak ay techniciens ànd fait partout tous les points yi sensibiliser bi gars yi xool ko fii c'est benn dossier. xam nga DG d'ONAS ñëw na fi daaw après inondation. waaw il est venu jusqu'à la Sénégal fii. la Sénégal ñi ñëw na fi am naa benn photo mu ànd ak moom d'ailleurs sax. dëgg la kii moom ko photo parce que ñun comme ñun dañu recruter léegi chaque année nous sommes des travailleurs seniors là-bas man ak Aldoy. ay travailleurs seniors depuis que Seyna laay wax loolu. parce que dama entre temps dafa am lu ma fàtte wax bi Seyna laay waxee loolu si la gaa ñi ñëw un jour dama jékki-jékki rek. benn waaye ñu fekk ma toog salaamaaleykum kër chef de quartier bi lay laaj mooy yabal ko fa ñu ne ko fële la xam nga sax li xew bu dee bu kër chef de quartier bi waxtaan ak chef de quartier bi ne ko ONAS moom fi yabal pour nangam ak nangam paa bi Ndiaga keroog moo jóg mu noonu yónnee doomu woo ma de moo jóg ànd ak waa ji ne ko kaay ñëw ba foofu fëgg sama kër ba mu ubbi mu ne ma Issa dama la soxla man ko léegi mu ne waaw léegi kii ONAS la jógee te problème mu koñ bi ko indi dama bëgg ñu ànd sama kër ñu waxtaan si Ndiaga Mbaye mi demee ba këram waa ji wax li ko tax a jóg mu ne ko kii am na ñeneen ñu mu fay toogal lépp lu mu la wax ci quartier bi ci côté inondation jàppal bu fekkee dafa am lu ngeen ci décider wala lu ngeen ci def nga wax ci ak moom lu mu ci def noonu la waa ji si la ma wax ne bon on a besoin des gens ay gars yu gérer pompage bi léegi politique bu bees mooy ñi fa dëkk léegi ñoo koy gérer. ñu fi dëkk ñoo koy gérer. waaw ñi dëkk ci quartier bi. tey ñoo koy gérer tey problème bi leer na. voilà oui yaa ngi dégg. oui. comme ñu naa ci chef de quartier moo ñëw ba sa kër kon am na lu ci mën ak effectivement. mu ne ma dama bëgg tout de suite balaa ma dem moo ngeen jox ma seen photocopie carte d'identité ma kii man mu daal mu dama non Ndiaga dama il faut nga bokk ci. paa bi ne ma il faut nga bokk ci nga jiite ko man xam naa boo ko jiitee dina dem Issa maa ngi lay observe bu baax ci quartier bi. Ndiaga Mbaye waaw maa ngi lay observe bu baax ci quartier bi. ndeysaan daan na ma woo këram maa ma ñëw waaw saa yi naka mu dem romb naa la ci oto bi da ngay atte xeex. wala romb naa la ngay xuloo wala romb naa la ngay régler circulation bi. ndeysaan loolu rek la doon wax. mais c'est vrai. ndeysaan damay am temps gis génn sama kër gis circulation bi jaxasoo ma génn régler circulation bi dugaat sama kër. ndeysaan xam nga yenn saa yi dama doon énervé bi bëgg xëy si préfet bi dugaat sama kër toog noppi. léegi li mu bëgg a laaj daaw Cambérène dafa inondé bëri ay sinistré lan la LONASE tënk ba tax na ngeen war ko rappeler waat. ils nous ont promis. lan lañ voilà ñëwal ci promesse bi. promettre nañu ci document bi la ngay présenté ñaari pompe de 500 mètres cubes heure. ñaari pompe de 500 mètres. maanaam promettre nañ ko depuis daaw. 500 mètres cubes. te naa la benn affaire est-ce que xam nga daaw bi décès bi amee après aussitôt seen ba ca toppaat y a eu des topographes qui sont venus ils ont envoyé le topographe ñenn ñi dem Kër Ndiaga mbedd bi dem directement géej di jël ay dimensions les autres ont été à la mosquée foofu di départ di jël ay dimensions. boobu nag ma foon àndooy woo ma ne ma gaa ñëw fi ak seen i topographe ñu jël affaire yi ñu wan leen yoon yi fan la ñu wan leen ko yoon yi fan la def naa 2 jours 3 jours mais c'est comme ça. c'est comme ça léegi 500 mètres cubes yii ñaar moom la leen LONASE diggoon. est-ce que boobu pompe bi mu fa woon. non il y a déjà 2 pompes là-bas. pompe bi ñaata mètres cubes la. ñaari pompes il y a 2 pompes qui sont là-bas. expliqué naa ko ba tey mais gars yi des fois dañuy fàtte di jiw. ñaari pompes il y a 2 pompes. ñoo fa nekk pompe bu ci nekk xam nga ñaata lay def. ñaata mètres cubes 150 mètres cubes heure. 150 mètres cubes léegi est-ce que ñaar 150 yëpp ñu ngi dox. ñu dox normal. muy 300 mètres cubes. 300 mètres cubes heure. moo fa nekk. waay léegi LONASE ne dana joxe ñaari 500 mètres cubes. mais lu tax moo war ko joxe xam nga ko. waaw li ñuy recevoir ci ndox moo bari. léegi promesse boobu est-ce que ñëw na. jusqu'à présent may waxee ni yow fa laa génne nii ah. LONASE. de pas ONAS. fan. pompage ba. fa laa jógee nii te fa laa war a gontu nii de. waaw. gisaguma ko. voilà léegi kan ndax ñëw na sama ginnaaw je sais pas kan mooy topp loolu. léegi bu muy def LONASE bu muy def déclaration ñan ñoo defoon déclaration boobu ne dañ joxe. kan moo defoon promesse bi. vous savez Cambérène dañu mandaté waa SIDEC qui font un travail extraordinaire comment ci taxawal wax nga expliquer mais lu bari. non dafa ndànk loolu mën a wax ne un travail extraordinaire quand même. si ñaari 500 mètres cubes
ñi ngi ko dégg fii révélation bi ñi ngi ko dégg ci Cambérène mais ñu ngi commencé débat bi nit ñi xamuñ lu ngeen wax lan la LONASE tënkoon ngeen ne ma ñaari machine 500 mètres cubes ak ñaari 150 mètres cubes ñu ngi ko 300. non yi dañ koy remplacer. dañ koy remplacer. da doon remplacer li fa ne. voilà léegi boobaa 300 mètres cubes moo nekkoon Cambérène. présentement nii y' a 300 mètres cubes. léegi da ngeen bëgg yenn 700 5000. non on enlève les 300. waaw. parce que affaire bi ni mu formé woo. donc da ngeen bëgg yokk yeneen 400 mètres. dafa mel ni maanaam yow dañuy jóg fii. waaw. ñaari gars yi ñu remplacé ñu. d' accord je comprends léegi 1000 mètres cubes ngeen. loolu la ñu. loolu la LONASE waxoon. loolu la ñu promettre. loolu ban année la ko LONASE mais loolu daaw la. daaw. après sinistre yi métti. non dama bëgg léegi en fait nga wax ban autorité bi nga xamante ni moom moo defoon déclaration boobu est ce que Lassana Gueye moo joxe woon promesse bi. Lassana Gagny. waaw moo ko joxe woon wala autorité. à ce moment là il était ministre il était le DG. c'est-à-dire dañuy wax ne Cambérène dañ koy promettre mais duñ xam lan lañ promettre Cambérène. bon respecte tous seen engagement bi dañ ci gis Liba Samba Cambérène sama ñor moom mu ñor dañ gis Liba Samba autorité bi la Giroud respecte seen engagement LONASE respecte seen engagement mais bëgg nañ xam lan mooy engagement bi d'ailleurs 1000 mètres cubes ci déclaration Lassana Gagny moo ko wax wala ay information boo xamante noonu la demee woon. bon. parce que li nga wax bu fekkente ne maanaam. moi je travaille avec comité bi nga xam ne. waaw daaw ci inondation bi. waaw maa ngi ci woon di teew ci réunion yi di assister réunion bi. waaw mais c'est tout un problème de temps pour mun dem en commission technique bi gars yi di def calcul yooyu. donc ba mun foo dem. bon est-ce que ñaari 500 mètres cubes bi. bon léegi. waaw ñooñu dem. ba def étude bi. ba ñu déposer ko au niveau préfet. ba ñu waxtaan ci waa ONAS des preuves à l'appui parce que document bi keroog bi ñuy réunion gars indi nañu ko jotuma ko lire mais c'est des gens xam boolu naa leen quand même seen wax waxuñu pour ay waxu fla-fla. d'accord xam nga parce que c'est le village de Cambérène moo leen mandaté waxuñu ay waxu fla-fla wala wax pour wax lu ñu neex ñun. dem nañu ba foofu fekkeewu ma man mais wax nañu ma te seen wax doy na ma. d'accord promettre nañu loolu. léegi 2 machines la yu ñu war a remplacer. les 2 machines dañu war a indi. enlever ñaari 150 yi. les 300 indi benn ñaari 500 bi teg fi benn bi teg fi benn pourquoi mu war a nekk ñaar. parce que fële dafay drainer saleté bu bari bari. d'accord loolu dëgg la. comme day drainer saleté au moins benn bi bu doxulee benn bi mën ko supporter le temps que gars yi defar benn bi. mais ñaar yëppay dawandoo. ñaar yëpp a dawandoo. ñaar yëppay dawandoo te ndox bi day dem nice. gis nga tey jii. waaw buy daw nice. boo demee sorti géej ñu ndox bi di génne. waaw da nga lay yow tu vas te demander ndox bi fan lay jógee. ndeysaan. des gens dañuy ñëw mais Issa est-ce que pompe baa ngi dox. ma leen xar leen ñu ànd ba géej nga demal lii fan lay génne ma ne koñ ba la nga ne c'est pas possible. c'est pas possible. lii génne koñ ba. gars yi daf leen di jaaxal kon lii yëpp yi génne Tali Ndiaga Mbaye. d'accord. non kon affaire yaa ngi dox kay ndox mi bari. man ndax léegi question yu mujj yi foofu parce que waxtu bi daanaka xooj nañ ni. Tali Ndiaga Mbaye ba léegi problème yi kenn la jëntut ko ONAS respecte seen engagement parce que 500 mètres cubes mu nekk 1000 mètres cubes. te président Macky Sall moom moo fal LONASE moom moo fi dindi Lassana Gagny fal fi beneen nouveau directeur général. ne ko nekkal fii l'office national de l'assainissement du Sénégal muy l'office. muy LONASE autant de moi seen engagement bi ci Cambérène léegi ban note la waa Tali Ndiaga Mbaye te quartier islam ëmb ko ban note la ñu war a jox élection locale 2020 di jëm nii. écoutez d'abord pour en revenir là-bas. nous voulons qu'une seule chose ñu respecter cet engagement yi ñu jël vis-à-vis ak Cambérène non c'est pas seulement Tali Ndiaga Mbaye moi je parle de Cambérène engagement bu ñu jël ak Cambérène la Tali Ndiaga Mbaye fait partie intégrante de Cambérène pourquoi ma wax loolu ay doomu dëkk bi ñoo fa yeewu ku mel imam Jine Faye imam ratib la ci dëkk bi fa la yeewoo imam Libaas Faye et tant d'autres muy di mi fi nit yi ku mel ni ñoom Jean Seydina Gueye kuy seen dijaay Issa Ndiaye fa la ni yow man mii Issa Laye Thierno Sarr coom mi ànd ak Seydina Limamou mu ne aji boo day lay mooy sama maam fa la yeewu ay taalibe ñoo fa yeewu ndeysaan Ndiaga Mbaye dekkoon aussi nit ku ñu ràññee ku ñu xam ci dëkk bi borom fulla te mu def bañ def ba tuddee ko Cambérène lu muy réy benn tar gi fi di ñëw Tali Ndiaga Mbaye bari na tali de fa la yeewu oui alors engagement bi ñu jël vis-à-vis ay doomu Cambérène la nous voulons qu'une seule chose nañu dimbali. te nag respecté loolu ñaari mbir muy am na pharmacie docteur Sibori Diop bu fa nekk. waaw am na école Makodou Ndiaye di jàngale français di faj santé éducation mu ngi fa wante bu ndox mi inondé bu ndox mi ñëwee foofu dafa am lu yàqu. merci si dimbali ma déwal docteur Sibori daaw. waaw ndox mi dem na buntu pharmacie am affaire musul am loolu musul xew daaw la xew gars yi filmé ko man ci film yi laa gis dama tiit
le jour où le gosse là di décédé maa ngi taxaw ci kaw pompe bi ci guddi gi. dafa action samay chef yi parce que ndox mi fi wàccoon ci koñ bi dafa bari ba jéggi dayoo. ndeysaan. mais man dañu fay dund dafa garaaw. dafa garaaw mais léegi damay am laaj bu mu am solo man laaj dama ne local 2022 yi ñi war a defaat changé waat maire changé waat équipe te ñooñu ñi bëgg nekk maire di def campagne dañ ñëw Talla Ndiaga Mbaye dañ ñëw quartier islam. wax ma ndax yéen pare ngeen ndax pour wax ak ñëw leader yooyu. ah si. bon léegi loolu lay laaj ban proposition nga joxe ban. mais keroog dégg naa ci groupe WhatsApp bi benn un copain. waaw mi ngi ne way bu ñuy fal nañu fal ni ci programme. ok effectivement ñun ñoo leen xaar ak seen programme. on n'a pas besoin de promesses juste lu concret seen programme. programme daal la ngeen di laaj. képp ku yeewu léegi Cambérène dans le diaspora sala hier ma petite sœur dama dugg ne mais Issa Laye lu xew ci taliba gis naa ci Facebook bi Cambérène moo ñu ñor inondation man ka effectivement kon kañ baa ñu inondé ma ne absolument et pourtant ñu nekk depuis Europe kon même les gens qui nekk ci diaspora yi mon jeune frère bu yëndoo toog daf may woo grand gis naa nangam ak nangam. daaw bi kër gi daanoo. waxuma ko ci dara daf ma woo ne mais man film bi ma gis kër gi la man ko effectivement. dëgg la. mais sa waay kon yow sa bagage ma ne ko lépp yàqu na mais waxul dara ma ne ko non mais attends tu me connais. doo wax daal dama fi nekk di yuuxu. da ngay dellu lépp yàlla. mais jëfi suñu borom la. oui mu jeex tàkk ma ne jëfi suñu borom la. bu saafara si ñëwee dañ doo taxaw. et puis sama ngëm-ngëm la xam nga leaderu Cambérène yëpp ñu ngi fay ñëw di doxantu di xool. di doxantu xool rek la waaye. démb Libaas ñëw na fa. Libaas kan Cambérène sama diwaan maam Amadou Samb aussi ñëw na fa nemmee ko si mbaykan ki dëgg sama ginnaaw yàqule. Même d'ailleurs le conseil du ministre il est venu là-bas hier. mooy kan. man conseil du ministre. wan maa ngi numéro téléphone am. maa ngi numéro Mamadou Wane. Mamadou Wane le conseil de l'autre là de. Moussa Sy. déedéet. kan Thiam. Serigne Mbaye Thiam. Serigne Mbaye Thiam. d'accord. Salif Diallo moom woo jox numéro am. waaw bien que dafa am dëj. mu jox ma numéro am ne ma Issa wool ci. d'accord. dafa dégg ma wax ci groupe bi déglu na ma maa ngi naan ku am wala ku xam ku ñu mën di dimbali na wax mu jël ma si fi sànni ma du ma wax ci groupe bi mënu ma wax tey ci groupe bi dama am ci dëj mais mu jox ma numéro ne boo ko. Issa damay laajte lan moo tax lu problème bi mel noonu léegi nan la ñuy di xaar autorité lan ñuy xaar maanaam Talla Ndiaga Mbaye ñi sinistré wala yàqule mais lu tax léegi autorité yi waxuñ dara lan mooy problème bi lan mooy problème bi nan laal bëgg comprendre amul lu xamante ni war na nekk Cambérène te ñi nga xam dañuy politiquer Macky Sall amul loo xamante ni am na Cambérène te ñi nga xam dañuy opposé ak Macky Sall Serigne Sy mu fii lan moo waral problème Talla Ndiaga Mbaye. te tu sais c'est mon problème là. waaw. maa ngi dégg nga ne am nga koo wax ne nee na Macky Sall def na fi nangam ceci cela. oui mais ñooñu man sinistré gu ñu ba ma gisee sama koñ oui te man sañ naa taxaw ne sama koñ pourquoi man képp ku fi ñëw di ma laajte. xulu naa fa benn waaye mun naa mën a ceci cela ma ne ko fii ku ma koñ bi man comme fi xamul baaxuloo. képp ku ne ma ci koñ bi dégg tamit xamuloo ma baaxuloo. dëgg la man lu tax nga wax loolu ma ne ko bu ñëpp tëddee bu nit ñi jaaxlee. yow yaay xamal la waa ko ñu wax ndax Issa ngi fi am na ñeneen Issa Laye mi ngi fi ñu wax ah kon ça va loolu rek la ñuy wax ça va dem tëdd seen kër. ndeysaan. te leen rek la am suñu ma ah Issa dañoo dañuy lay ñaanal. mais problème bi Macky Sall mën na ko lijjante man jàpp nañ loolu. président daal depuis mën na ko jàpp. waaye mais Issa waxtu wi jeex daj nañu dem na sax gën a xaabagal léegi sa question yu mujj ak benn message nga bëgg a jàllale. bon message bi ma bëgg a jàllale mooy il faut que jàllale woon naa ko daaw dinaa ko jàllewaat ren. message yi daf mel ni jàll na. parce que ñoo ko waxee. gis naa y a beaucoup de gens ñu ngi réagir di ñëw quand y a des problèmes léegi gis naa ñoo ngi ñëw. mais nous voulons ay solutions yoo xam ne ay solutions durables la ñu diggee ak ñoom liggéey tënk fisali ko ci dossier bi maa ngi ñaan nañu xool dossier bi nga xam ne gars yi def nañ étude bi présenté leen ko ñu exécuté ko DG bu mujj bi ñëw na fa fekk na fa gars yi fekk na fa waa Cambérène moo ñu ñor fekk na fa waa Cambérène sama diwaan fekk na fa aussi waa Talla Ndiaga Mbaye mais benn wax lañ ko wax li fi xewoon daaw lu fi xewaatee. Cambérène oto dootu fi dugg dañu bëgg ngeen jàllale loolu. DG bi ne déet. waaye nous sommes à l'étude gars yi ne ko ah si. oto dootu dugguti. c'est si te ñu day doomu Cambérène lañu ñun xam naan agsi duñu xeex duñu xuloo duñu saaga kenn mais mën nañu déplacer suñu xeer teg ko fa
xam nañu booy am fi machine wala booy am camion on les appelle tout de suite dañuy ñëw. bu ñu fa sotti ay camion grave ay ku jàllati. bu ñu fa poussé ay xeer du ñu dóor du ñu saaga de. nag Cambérène dem tëri suñu kër. Cambérène mu nekk au cœur ku bëgg dem parce que. si bëgg Kër Massar. Cambérène ngay jaar. oui mais loolu c'est très grave. doomu Cambérène ñoo fa dëkk seen i parents seen i mbokk. te buñ baaree tali bi dara dootu demati. dara bul sonn léppay bloqué wu. fii mais dañoo diggee. oui. ku ñu dig population sénégalaise population Cambérène nañ ko def. ni ko def mu jeex. quand on me dit que def na fi nangam c'est très bien mais am na lu des. il faut que ñu tëdd ba yandoor. bala may dee ñun président Macky Sall def na ci Cambérène lu kenn deful. xam nga entre temps yaayu entre temps am na kër yu fa daanu seen borom kër yi yàlla dimbal leen ñu tabaxaat seen i kër. fekkee am nañ moyen. waaw yàlla dimbal leen. am na ñoo xam ne amuñ moyen mais am na ñoo xam ne tey jii amuñu moyen yooyu. dëgg la xam nga ñooñu ba tey ñu souffrir. dëgg la mais hier da ko bi foon yenduma fi mais aw ma jàmm toute la journée. ndeysaan vidéo yi lu dugg may defa may commentaire. mais dañuy remercier quand même nag waa Cambérène. Il faut ñu remercier leen. Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé di indi ay solutions. Il y a beaucoup de gens aussi qui se sont présentés spontanément xam nga te nit ñi loolu la ñu soxla. dëgg la ba tey waa diaspora bi ñoom réagion ci par rapport à ça ndimbal bi yeeg yooyu ndimbal leen waa Télé Ndiaga Mbaye parce que yéen problème boobu du waa Sénégal rek waa diaspora bi ci Cambérène dëkk. bon aw ma contact ak ñoom. ndeysaan Elmat tu sais man aw ma contact ak les politiciens de Cambérène maanaam contact xam lu ñu liggéey xam seen programme xaw ma ci dara. ndeysaan gis naa des gens yi dama ko ñëw bëgg yor dëkk bi mais xaw ma luy seen programme. xamoo luy seen programme. non. xaar leen Télé Ndiaga Mbaye rek. ci élection locale yi waaw wax naa ko. xaar leen Télé Ndiaga Mbaye rek ci locale yi mbokk yi yéen ñi nga xamante ngeen bëgg nga ne xëccoo maire Cambérène xam na ngeen demee quartier islam dëkk bi nga xamante ni mi ngi inondé te yéen politiciens yi bëgg sax léegi sa kàddu gu mujj. waaw di sant di gërëm yow. ndeysaan. maire nga ma encore opportunité ma toog di wax. ci sama quartier. ndeysaan foofu rek laa mën wax nekk à l'aise parce que foofu laa maîtriser. dëgg la. man bu ñu la setal sax damay yàkkamti daw si ñëw jàmmalaay bu ma gàddoo bagage rek maa ngi sama koñ. dëgg la si loolu rek laay lijjanti waaw man am na lu jëm Télé Ndiaga Mbaye gaane mi nii maa nga fa waaw bu ñuy wax sax ci groupe bi ba tudd ñu Télé Ndiaga Mbaye ma réagir si dikk bi la bokk nag. mais quand je parle en général je parle de Cambérène en général mais particularité Télé Ndiaga Mbaye mooy que ne. actuellement doomu dëkk bi rek dëkk ju fi dafa am lu ñu rax. ndeysaan. tey ñun bu ñu seetaanee lu bari na fa yàqu. te tey lu mu gàddu dafa bari. lu mu gàddu dafa bari ñu leen fay xaar ci seen ndimbal surtout nag lii nga xam ne moom balaa kenn di mettali ñu mettile d'abord nit ñi doog a mettili. dëgg la. ñun daaw la ñuy doog a siiw dëgg bi ñu ne am na ko fa dee. am na ko fa dee. dañuy doog a siiw. incha allah et pourtant parce que kooku xëy na dafa nekk jonction entre Télé Ndiaga Mbaye ak Ndiobène. dëkk bi ay seen sportif mais ay nit ñu yeewoo foofu am ngandi problème di dee ci seen sutura te kenn xamu leen. dëgg la gars yi daaw bi ñuy wër di dugg ci kër yi dugg nañ ci ay kër yi nga xam ne seen borom dañ ne muut sonn lool. bi muy réunion la ma professeur Libaas Ndiaye demee Issa dugg na ci kër ga nga xam ne ndekete kooku maari day taal dëkk mi dul mais kenn xamul ko dara. kon loolu am na ñu nekk seen kër di ne muñ. ku mel ni baykan ak ay ñeneen ak ñeneen ñu ci ruq toog noppi. bu affaire bi ñëwee ñu ngàcc seen mbokk ñu dimbali ñu toogaan noppi. mu jeex taag mu ngi noonu quoi. maa ngi koy gërëm di ko remercier moom ki nga xamante mooy Issa Laye Niang ma def benn témoignage bu ne lu tax ma commencé ko ci moom mbokk yi 1 an ci 1 an bi 4 mois maa ngi nekk ci këram mu may loué néegam këram 40 000 par mois yeneen 6 mois yi des mu may ma ko gratuite fay ma benn dërëm kii muy Issa Laye Niang yàlla mi dara tawul nag bu ma joxe organe de presse te mu nekk jafe-jafe c'est normal mu ñëw jàllale na jàpp ne li teleem la rajoom la sitam la mbokk yi bala may wax sama message bi damay gërëm Galaye Cissé muy technicien bu xarañ bi nga xamante ni mooy tournée Cambérène électorale ak yeneen émission yi liggéey bi mu ci ay bi mu def nii dama jàpp ne Macky Sall 65 000 emplois yi wax day naxaate rek parce que leader yu mel ni Galaye Cissé am seen projet jàppalewu leen li may ñëwaat ci discours bu mu def message bi mu def ñaar rek laa ci tënk mooy 2004 la tëli am Télé Ndiaga Mbaye comme tëli am na ndox mi dafay dal di taa bu fekkoon am na sax suuf heure bu tawee ndox mi dal di ko suuf si dal di ko jël mais tel n'est pas le cas peut-être 1000 mètres cubes la ñuy laaj l'ONAS ngeen indi 4500 mètres cubes dal di ko planter ci Cambérène gérer Cambérène président Macky Sall su fekkee bëgg nga 3e mandat sa liggéey bi yépp
mooy nga am sa 3e mandat foog naa 3e mandat du jàll du dul Teuly Ndiaga Mbaye da nga régler situation Cambérène ñenn ci Cambérène waaye ngi lay tàccu mais la majorité ci Cambérène waaye ndàccu ña kii mooy Issa Laye Niang moo ñëwoon fi nga xamante mooy Cambérène électoral sur Cambérène 24 force de l'actualité may leen émission bii di tey di altine ngeen gis ko ni en exclusivité et en direct di gërëm Galaye Cissé ci nekk ci technique bi liggéey bu mucc ay bi moo ko def Ousmane Ndour bu nekk ci staff bi bokk ci nit dof bi war a nekk suñu gan ki nga xamante ni moom Ousmane Sonko rëddëgëm dana am na problème ak mat mbokk yi loolu la ñuy indi loolu fi nga xamante ni émission Cambérène électorale de nuyu technique bi yëpp merci beaucoup et à la prochaine